Total Buzz chaque samedi mbégteeg ca waxtu la ñuy àndal di ci feggoog yéen am internetu Seneweb TV di leen ci dalal jàmm nañu ko baaxoo di defee rek tey ci diwaanu Tivaouane laa koy door yi ak lakk ga nga xamante ne nii moom moo amoon ca service néonatologie bu boobule bërëb bu fajukaay di hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane te rek lu tolloog fukki bébé ak benn daal di sa doon ñàkk seen bakkan xibaar bu bees ba sa tukkee nag moo di sage femme ba di Awa Diop ak ki nga xamante ne nii moo di aide infirmière ba di Kumba Mbooj daal dinañ leen di bàyyim dëggane ko di xibaar bu neex si ñoom ak seen i ay jege ñaale waaye nag bu dee ki nga xamante ne nii moo di Fodé John moom moomee di chef division maintenance ba mi ngi rek ba jamono jilee may wax ak yéen ñu daal di tee ca boobule ca kaso ga ci fàttali altine ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai la lakk ga amoon ca diwaanu hôpital boobee nekkee ca diwaanu Tivaouane fukki bébé ak benn ñoo ca ñàkkoon seen bakkan benn court circuit électrique sax la ñu waxoon ne moom moo sabab mbir minimel gannaaw musiba boobee sax la ñu tekki ndombal tànk ba jëwrina bu ñu dénkoon wàllum wér-gu-yaram ci suñu réew mi lee di Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr professeur Cheikh Oumar Diagne daal dinay jotaat ab convocation bu bàyyeekoo division des investigations criminelles maanaam dik ci gàttal moom ci boppam nag moom moo biral boobulee xibaar ni ki àjjuma la war ni ki rek bés yi ñu génn dal di xam le ni daal dañu ko dal di wooluwaat rek ca diwaanu dikk bu ñu sukkandikoo nag si moom daal wundu ko lu dul daal vidéo ba nga xamante ne ni daal di nay tas rek ca bañu ko téewee ca diwaanu Rëbës naka noonee ci bataaxalam ba Cheikh Oumar Diagne daal dina ci leeral ni filmé wul boobule vidéo moomul site ya ko biral te téléphone ba ko filmé it nekkul téléphone am rax si dolli nekkul woon moom képp ci vidéo ba ngir justifier boobule convocation expliqué na ba noppi nag lépp la mu ca waroon a wax ci rek sorti wam yi mu xamle ko moom professeur Cheikh Oumar Diagne ba tax na nee na su état amee ay compte ya nga xamante ne nii daf koy régler na ko def te bañ cee boole hypocrisie wala sax wàllum tricherie tappale ak i ay corps instrumentaliser service yu ordre bi file la ñu dal di toll ak rek régime bi jamono jile ba tey mu xamle ko moom moomee di Cheikh Oumar Diagne. ay éléments yu sûreté urbaine daal dina ñuy teg loxo ca diwaanu cité Mixa war na def rek ñaar yi ay bés benn waay ak rek ñeent xale yu jigéen ya nga xamante ne ni ñoo ngi rek kenn ki ay atam a ngi toll si fukk ak juróom-ñett defere nañu leen nag parquet ba noppi daal di leen di inculper ngir proxénétisme incitation à la débauche détournement de mineurs ak exploitation sans autorisation administrative ay rek appartement ya nga xamante ni dañu ko meublé ci ay nag appartement wu benn immeuble bu nekk foofee ca cité Mixa la ñu nekkoon nekk ci benn site rencontre ak ay publication yu doy waar ya ñu fa doon amal ngir rek am ay clients ay dëkkandoo nag ñoo leen yoole ne dañuy jël ay xale yu jigéen di leen proposer ay partenaires di leen ci fay xaalis ba illa di leen jaayloo seen bopp ba fa police wàccee nag ca bërëb ba wéy yu nekk la ñu leen teg loxo ñoom ñoo ñëwee di N Thiaw M Sène N Sankare Ka Mbub ak D Sène mi nga xam ne moom képp moo cay góor gannaaw loolee la ñu fuyee appartement ya daal di saisir juróom benn téléphone portable ya nga xamante ne nii moom la ñu doon caler seen i ay rendez-vous ak seen i ay clients ak tamit ab huile massage la ñu leen di ñoom nag ni ki dëmb sax si àjjuma ji la ñu waxoon ne la ñu leen di àtte ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru programme cash transfert bi nga xamante ni moom leen jagleel famille ya nga xamante ne ni seen loxo jotul seen digg gannaaw rawatina mbas meek xare ga ca Ukraine daal di leen di laal mun nañoo ne daal léegi rek ñu daal di cay jublu gannaaw rek ba mu amee woon ab pause bu ñu interprété comme ab retard waaye nag bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bu ñu dénk wàllum développement communautaire équité sociale ak territoriale di Samba Ndiobène Ka de ab pause la woon ndaxte nag yónnee koppar ya mënuñu ko woon amal ci période campagne électorale bi ba tax na daal ña ñu waroon a fay si datu fukki fan ci weeru sulet atub 2022 gannaaw élection yi la ñu koy jot seen dige boobee nag dinañu ko amal ndaxte bu ñu sukkandikoo si Samba Ndiobène Ka dooraat nañu programme bi ba nekk di finaliser liste ña nga xamante ni ñoom la ñu war a yónnee google koppar di planifier paiement bi ak traitement wu réclamation yi naka noonu ministre bi daal dina assuré ni 163 028 yu am droit non payé bàyyeekoo ci région yi la di Tamba Kédougou Kaolack Sédhiou ak Ziguinchor dinañu jot seen transfert si semaine buy ñëw programme cash transfert bi nag njiit réew mi Macky Sall mi ngi ko lancé weeru mai bi ñu génn
jaarale si rek génn daal di si rek dajale lu ëpp 43 milliards ci suñuy koppar ku nekk rek si rek 542 956 bénéficiaires yi war a jot 80 000 francs CFA bésu 11 août nag bu ñu sukkandikoo ci ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale 316 892 bénéficiaires jot nañu seeni transfert di daanaka 58% wu ña nga xamante ne ni ñoom ñoo am droit ci boobule programme. lu tollook fukk ak juróom-ñetti oto ay balcon wu kër ak rek ay salon de coiffure ak boutique la ñu dal di attaqué ca diwaanu Liberté 5 niki bés yi ñu génn bu yàggul dara gannaaw ba fa ay samba boy dal di wàccee woon nee nañu nag règlement de compte la woon si diggante ñaari gang defkatu ñaawteef ki nga xamante ne nii nag moom moo di Ndiaga Ndiaye moom la ñu jàpp daal di koy takk ci ab poto ba nga xamante ne nii rek moo nga nekk ca terrain ba nekk ci boobule diwaan daal di koy dóor ba mu ca ñàkk bakkanam moom moomee nag nee nañ ak ñoñam yi ñoom ñoo sabab rek yàqu ya nga xamante ne nii daal nañ koy def foofee ca Liberté 5 mu nag fekkee ko jaar yeetu jom nee na daal comme yaay la rek yaay gu ne bëggul gis doomam ci situation bi ni mel ba muy rek yemee ca mbir ma la ñëw rek daal di jël malaanam daal di koy muur kookee di Ndiaga mu ñu daal jàpp dóor ko ba mu ñàkk ca bakkanam nee nañ nag ña ko sëmoon di koy dóor takk ko ca wéebulee poto mot nañ fanweeri ndaw naka noonee nag keneen ka nga xamante ne yem na ca di ab paa bu dëkk ca koñ ga nee na ba muy julli ji jumaa la romb ñu ko fay dóor yu métti yooyee ba mu julli jee ba génn ci fajar gi it fekk ñu wëyandi di koy dóor ba mu leen ne bu ñu amee lu ñuy rek léegi moom nañu dem police dañ ko ne daal dañ koy diggaale ak moom waaye nag ñoom ñoo ñëwee ba ñu defee jëf ji ni mel ba noppi ba ñuy dellu dañoo tëkk waa koñ ba ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat ndax seen chef de gang la ñu dal di fàttal li ni mel tax waa koñ ga tamit am njàkkare lool tax tamit takk derrière daal di fay wàcc jël seen matukaay ngir rek mën leen aar ba rek ñu bañ faa defati beneen ab jëyee ca néew ya nga xamante ne nii ñoom ñoo nekkoon en souffrance ca morgue hôpital Aristide Le Dantec bokkoon na ci rek ka nga xamante ne nii ñoom moom mooy xale bu góor bu ñàkkoon bakkanam ci manifestation Yewwi Askan bu ñu tere woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñoo ñëwee nag ka nga xamante ne nii joxe woon nañu autorisation ngir ñu denc leen daaj na leen denc ñoom yëpp ba mu des xale bu góor boobee nga xamante ne nii ba tey mu ngi ci bërëb bu fajukaay boobee ñu war a tojaat daal di koy tabaxaat bu ñu sukkandiku ko nag ci xibaar yañ ca jot procureur moom moo àndul si ñu denc néewu ba xale bu góor boobee ñu fekk mu lakk ca ba ñuy amal boobu les manifestations journal bi nag di source a jot na caa xamle sax bés yi ñu génn ne daal néewu boobee dinañu ko jàllale sax ca hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay di li nga xamante ne ni war nañ ko amal ba noppi procureur daa jël nag décision bi ni mel ndaxte rek ñoo ngi amal ba tey enquête bi si génn àdduna ba kookee famille yu François Mancabou daal dinañuy déposé ab plainte ca division de la cybersécurité bu police ndaxte nee nañu daal ñoom ñoo ñee jamono ji newuñu ci kaaraange dara ndaxte rek dañuy jot rek ay menaces ay nit di leen di woo ak message audio di leen di tëkku ak leen noppiloo ki nga xamante ne nag moo di soxna ba François Mancabou di Christine Coly teewlu nañu ko rek talaata gi leen ñu weesu ngir lu ñeel wàllum enquête bi ca boobule mbir teewlu nañu ko nag daanaka lu ëpp ñaari waxtu bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu ca jot soxna si daal dinay dëggal plainte bi ba noppi joxe ay détails si lu ñeel appel ya nga xamante ne nii daal dina koy jot lim bi numéro téléphone ña ko woo ak rek la ñu ko xamal ba ñu ko woowee daal dinañuy xam ne ni nag policiers yi dinañu wëyandi seen enquête teewlu tamit si àllarga gi la ñu weesu yeneen ñaari mbokk François Mancabou di Alain Mancor ak kile di Justin Boucal bu ñu sukkandikoo ba tey si xibaar yi Alain ay appel la jot ci waxtu bu Justin jotee rek ab message audio ci fàttali François Mancabou mooy membre présumé force spéciale gu ñu ne daal rek moom bu ñàkk bakkanam si jamono ga nga xamante ne nii ñu ngi ko téewee rek mu doon suivre ay soins bam hôpital principal di mbir mu doy waar. ñu xuus si lu ñeel langum politique bi building administratif engrais yi jiwu gi ak mise en œuvre plan décennal bi ngir xeex li nga xamante ne nii moo di rek wàllum mbënd mi la député yu kujje gi fas yéene rek évoqué ci bu ñu daal di rek installé woo
ñoom ñooñee si lu ñeel 14e législature bi. Processus bi nag dinañu ko enclenché si bu ñu daal di rek installé commission enquête parlementaire bi ba noppi. Li ni mel nag benn la ci engagement ya nga xamante ne ni Mamadou Lamine Diallo jël na ko. Homme politique ba nag daal di nay xamle tamit ay mbir si patrimoine immobilier wu njiitu réew mi Macky Sall ca diwaanu Paris ngir defaraat nag hôpital Dantec. Lu tax mënuñoo jaay hôtelu njiitu réew mi ca Paris ak parc automobile yu luxe ya mu samp boobule laaj moom leader mouvement tekki bi. Gannaaw nag lépp Macron amul hôtel file rek si Sénégal hôtel particulier rawatina Biden ak sax Poutine mu yokk ko ci ay kàddoom te digg ni nag dina ñëwaat si rek këru ba Sénégal gi ca diwaanu New York. Mamadou Lamine Diallo nee na nag it Thierno Alassane Sall daa waroon a profito si lu ñu ko fal ngir rek réclamer mbirum Total bu mu relaté si rek ouvrage am bu nga xamante ne moo tax mu tekki ndombal tànkam si nguur gi dina ko ca dal di soutenir mu xamle ko ca kàddu ya mu yëkki. Ba tey ngeen di taataan Total Buzz file ci Seneweb daal dinañuy jot ab xibaar daal ne li nga xamante ne ni moo di mbirum détournement de fonds dañoo soupçonné ne dafa am ca ordre rek des médecins du Sénégal. Kenn ca membre ya nag di Fallou Samb moom moo duut baaraamu tuuma rek bureau organisation boobee ci mbirum sàcc complicité wu sàcc ak rek recel de deniers publics. Ca source a nag la yëkkee ay kàddoom moom moomee ne direction ordre bi dañoo mbubboo ab don ngir daal rek ku ñu ne mbënd ma da koo lal lool daal di débloqué seeni ay millions yu bëri lool te conseil national gi yëgul. Ordre des médecins institution buy obéir la ci ay loi ak i règlement mu daal di koy fàttali. moom moomee di Fallou Samb administration wam bi dafa war a jox cër déontologique yi ba tax na daal ñoo ngi sàkku ñu daal di rembourser bu googlee koppar ca na mu gën a gaawee te ñu ubbi ca enquête ngir situer li nga xamante ne ni moo di responsabilité yi. Depuis ba mu dellu see Sénégal ci veillu élection législative ya ñu doon amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ki nga xamante ne nii nag moom moo di rek maître Abdoulaye Wade daal dinay dellu ca villa wam ba ca diwaanu Point E. moom moomee ne woon suñu njiitu réew gi naka noonu nag bés bu yàlla sàkk moom moomee mi ngi jot rek ay sàkkuteefu ba ñàkk ko bëgg a seet si yu bëri lool waaye nag ay responsable PDS la dal di jox li nga xamante ne nii moo di priorité. Objectif am nag du lenn lu dul mobiliser waat parti wam bi ngir lu ñeel tànneefu njiitu réew bu atub 2024 naka noonu la amalee rek alxames gi ñu gën a réaménagement bu ndaw rek ci direction formation libérale bi ak fàllu ba secrétaire national bu yées buy yor enseignant yu PDS yi. Ablaye Wade nag ma fal la dal di tànn dal di sàkku en priorité ci moom ngir mu proposer ab dispositif organisationnel ngir jublu ci recensement wu ay enseignant parti bi lëkkaloo seek ay responsable fédération yi parti bi tey naan nag intérêt bu rëy la accordel rek mbir minimel wa illa boobule mission suñu njiitu réew moomee woon xam le na tamit ne secrétariat national bu yor structure yi ak mouvement yu soutien yi dina veiller si nu ñu amalee rek ci anam bu mucc ayib processus bi ba noppi rendre ko compte ci niveau exécution wam. Mamadou Lamine Thiam moom moo biral xibaar bi ne député yu bëri yu faree ci rek wàllu kujje gi ñoo ngi def seen i ay pexe ngir xëcc leen ci ñoom ñooñee seen nag rek dépochage bu mujj ba sax ñuy jéem nee na ñu ngi am talaata bile rek ñu daal di weesu bu ñu sukkandikoo ba tey ci moom moomee di Mamadou Lamine Thiam nee na nag ay membre wàllu dañoo nekkoon ci bus ba leen doon yóbbu rek si rek tukkib nemmeeku yuñ doon amal ci kilifa diine ya nee na naka noonu nag kenn ka fa ne woon na ko fa ay appel yu ña nga xamante ne ni ci pouvoir bi la ñu daal di fare ak i bataaxal ya ñu leen di yónnee mu xamle ko député yooyee nag ñu ciblé nee na daal ñu ngi leen di proposé daal ngir ñu rejoindre pouvoir bi responsable bi wala ba recevoir leen naan leen dinañu leen jox nangamu million ci suñuy koppar dinañu leen def recrutement bi ak bee dinañu tamit leen recruter rek 20 doomu aadama ila ñaar fukki doom yi aadama ngir yéen gannaaw loolee mu yokk say kàddoom ne jël nañu ay renseignement ci député yi yaakaar na ni nag ñu si ëpp ay courtier lañu rek lañu si ay courtier la ñu koy jaare rek ndaxte nee na ñu ko woon yëpp daal gisu si turu personnalité bu mag wa ila bëri wu ca personnalité yu mag yi ñoom ñoo doon rek woote ci ndorteel li waaye nag fi mu ne nii ay courtier ñoom ñooy circuler ngir daal proposer yombalal audience yi waaye nag nee na dañuy serein ndax ay nitu honneur lañu
ñuy jëflanteel. bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar waaye itam écrivain bile di Serigne Mansour Sy Cissé bu quotidien national bi di Le Soleil daal dinañuy xamle nekk si bu njiitu réew mi indiwaatul coppite wa ilaa mu fas yéene indi coppite ci li nga xamante ne ni mooy décision bu mu dal di bëgg a jël ki nga xamante ne moo di Idrissa Seck la fas yéene jox poste jëwriñ bu njëkk bi maanaam premier ministre li ni mel nag doon na xibaar ba nga xamante ne ni taskatu xabaar bi biral na ko ne daal mën na nekk si bu coppite amul ci diggante bi waaye nag ba mu dellu si waatee moom moomee njiitu réew Macky Sall si tukkeem ba nga xamante ne doonoon na ko amal te gis nañ ne dafa am ay coppite ya nga xamante ne nii daal dina koy indi rek gouvernement wam bu mu fas yéene taxawalaat tax daal ñu gis ne li ni mel sax soo méttuwul moom moo waral rek mu am tuuti yéexaay si lu ñeel bureau de liste bi waaye nag si bu yàggul dara amaana dinañu xam ana kan moom mooy doon jëwriñ bu njëkk bi ba ci sax gouvernement bu bees bi. ngir lu ñeel mise en œuvre plan Orsec jëwriñ bi nga xamante ne ni moom la ñu dénk kaaraange réew mi di Antoine Félix Diome daal dinay soley dàllam jubali ca dëkk bu sell boobee di Touba def ab visite terrain naka noonee nag la xoolee yàqu-yàqu ya nga xamante ne ni mbënd mi daal dina ko fay sabab si noonee la jaaree géle mu nekkee fu soriwul dara ndaamaatu laata muy dal di jàll ca bassin de rétention bu Ndaaru Rahman ci yoonu Taïf bi naka noonee la jëwriñ bu ñu dénk kaaraange réew mi daal di insister ci ay service technique état ngir daal ñu gaaw ci mbir yi si lu ñeel xeex wàllu mbënd mi ca dëkk bu sell boobee di Touba bu ñu sukkandikoo ci moom urgence bi mooy pompe ndox ya ngir rek pèlerin yi mën a amal màggal bu mucc ayib. fi mu ne nii amul kenn ku ñu téye si mbirum rek faux billets ya ñu doon toppee kile di Seydina Fall alias Bougazeli ak kii ay ñoñam burkinabé bile rek di Moussa Ouédraogo moom képp rek la mun nañoo ne moom la ñu ca téye woon ba jamono jile alxames ba la ñu weesu nag la ko chambre d'accusation cour d'appel libéré waaye mi ngi des sous contrôle judiciaire bu ñu sukkandikoo ci libération bu biraloon boobule xibaar naka noonu ne Moussa Ouédraogo daal dina nag rejoindre yeneen i juróom-benn doomu Adama yu laale ca boobule mbir di Oumar Samb Khalifa Ababacar Dia Ousmane Dione alias Nguess Malé Diagne Mamadou Diop ak Seydina Fall alias Bougazeli ñoom ñooñee nag ñoo ngi tamit sous contrôle judiciaire libération daal dinay signalé beneen rebondissement ci boobule dossier way laa leneen la ca tukkee arrestation bu ci mujj ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet mooy bu Alassane Sy ñu naan ko Kalidou Sy gérant wu bar restaurant boobee nag dañu ko tegoon loxo ba noppi bàyyiwaat ko ci éclatement wu boobule mbir ba mu janoog gendarme yi def na lu rek jege benn weer daa waat ni tur yi ñoom ñoo daje du Kalidou Sy ñu naan ko Kalz bu enquêteurs yi di wër ñu daal di koy présenter doyen des juges daal dinañu koy inculpé ba noppi placé ko sous contrôle judiciaire il a placé ko sous rek contrôle judiciaire ñoom ñoo ñeen ñëpp nag ñoo ngi leen di toppee association de malfaiteurs contrefaçon ak fabrication rek li nga xamante ne ni moo di ay faux billets ak rek blanchiment wu capitaux bu dee nag Bougazeli ñoo ngi koy toppee tentative de corruption. réplique bi tardewul benn yoon njiitu réew mi Macky Sall daal dinay dalal ay député yu Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Palais naka noonu ne nag sa la ñu fa waxtaanee bokkoon na ci mbirum kile di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak rek li nga xamante ne ni Ousmane Sonko xamle na ko di candidature am ci tànneefu njiitu réew atum 2024 ñu réagir nag ci ab communiqué ñoom waa PASTEF dañoo jàpp ni gesticulation yu mujj rek la si rek régime bi nga xamante ne ni dafa incompétent corrompu rek ba noppi rek doon régime ba nga xamante ne ni dañoo ragal rek ci idée wu ñi ñàkk la nga xamante ne ni moo di pouvoir bi gannaaw loolee la patriote yi xamle comme seen leader bi ne daal pouvoir bi daal duñu bëgg du leen lu dul gàllankoor Ousmane Sonko ci yoonam wi ba rek du mën a samp ndëndëm si lu ñeel tànneefu njiitu réew atum 2024 si fàttali seen gise beeg député yi yenn membre coalition Benno Bokk Yaakaar daal dinañu fay jot a nakkarlu rek lu ñu depp Sitor Sène di koy topp Sitor Ndour di koy topp ci wàllum yoon ngir mbirum viol bu ko ab rek femme de ménage am tuumal te mbiri ni mel ñu tuumal ko Ousmane Sonko te mu nekk ba tey di doxi ay yitteema gaaw
gaaw bi la ñu weesu la njiitu réew mi dalal député yi nga xamante ne ni ñoom la ñuy doog a fal bees si rek bannière Benno Bokk Yaakaar ñu war a dem ci assemblée nationale si diiru nag juróom-ñeenti waxtu la ñu dal di rek waxtaan ca seen gisee boobee waxtaanee nañu fa nag li nga xamante ne ni moom la ñu fas yéene doxalee si ngir 14e législature bi naka noonu la si Macky Sall prox ndolloo dal di tontu ña nga xamante ne ni ñoo di ay adversaire am gën caa leer Ousmane Sonko gannaaw dal ya nga xamante ne dañ ko koy faral di dal gën caa nag leer moom moomee di Macky Sall daal di nay rek biral rek njàkkare gi nga xamante ne ni nee na daal dina koy am si attitude ay partisan wam ci critique adversaire yi ak yi ni mel naka noonu la ne nag dañu may faral di attaqué waaye sama position mayu ma may mën a tontu yooyu les attaque mu xamle ko moom njiiti réew mi naka noonu Macky Sall dal di sàkku si ku nekk rek ngir mu dal di ñafe ca côté ngir maintenir cap bi ndax ñoom ñooy majoritaire. mu nekkoon dauphin wu Macky Sall si rek ba ñuy amal tànneefu njiitu réew atub 2019 laata rek muy rejoindre gouvernement bi nga xamante ne ni moom moo nekk jamono jile en place Idrissa Seck daal dinay posé benn acte bu fort lool jamono jile bu koy rapproché rek ci rek candidature présidentielle ba atub 2024 bi daal di lancé nag rek li nga xamante ne ni moom mooy benn levée de fonds gannaaw ba Ousmane Sonko daal di rek xamle candidature am leader parti Rewmi Idrissa Seck daal dinay lancé benn collecte de fonds ngir financement wu campagne bi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yañ ca jot collecte boobee ñoo ngi ko daal di dippee sa soutenir Idy pour la victoire en 2024 campagne collecte fonds boobee nag daal dinañu koy door si réew mi ak tamit ci bitim réew yëpp ngir soutenir candidature Idrissa Seck si tànneef njiitu réew buy ñëw li ni mel nag doon luy firndeel ni allié bu beesu Macky Sall bi renoncé wul ay ambition présidentielle am yi député yu ñuy doog a fal ci bañeelu Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi woon gaaw bi ñu génn ca diwaanu palais de la République ba leen fa seen leader Macky Sall rek dal di wooloo naka noonu la leen joxe nag ku si nekk kaddu nga yëkki rek say xalaat daal di joxe si rek li nga xamante ne ni moo leen fa tax a daje ñoom ñooñee nag Macky Sall daal la leen di wax ngir ñu gën a serré seen temps yi ngir 14e législature bu ñu nekk majorité si nag 82 députés yi nga xamante ne ni ñoom la ñu fal ci bannière Benno Bokk Yaakaar 80 ñoo fante woon boobule audience bu ñu sukkandikoo ci média yi sa ñoom nag bokkoon na ci Aïda Sow Diawara moom moomee di njiital mouvement des femmes socialistes moom nag ba mu jëlee kaddu la xamal Macky Sall lu doy waar dine daal waa Yewwi Askan Wi jëm nañu ko xëcc si ñoom ngir ñoddi ko waaye nag da leen xamal ni amul lenn la muy def foofee ca Yewwi Askan Wi rax si dolli même si ay gént sax du mës a rejoindre boobule groupe amul lenn lu muy def ci groupe bu nga xamante ne ni Ablaye Wade fa la nekk bennoo la doon tey te moom lay mës di doon bu ñu sukkandikoo nag si bés bi li lee Aïda rek Sow dal di xamle yëngal na camp présidentiel bi ci benn wet gi ñenn ñi nag dañoo gis ne dafa doxalee ni mel ngir daal teg pression njiiti réew mi ngir mu conserver boobule poste ci bu ñuy amal 14e législature bi PDS daal dinay enregistré dibeer bile ñu génn rek ab kenn si ñoom ka nga xamante ne ni daal dina leen di won gannaaw kookee nag du kenn ku dul ancien député bile di Toussaint Manga moom moomee daal dinay tekki ndombal tànkam ca diwaanu PDS moom ci boppam nag moo jagleel ab correspondant secrétaire général formation libérale boobee di maître Abdoulaye Wade ngir xamal ko ni daal jeexal na seen ab ànd bés ni ki rek bés boobee mu biralee boobule bataaxal gannaaw loolee Toussaint Manga daal dinay nag rendre hommage Abdoulaye Wade ba noppi daal di koy jaajëfal ngir lépp la nga xamante ne nii def na ko ngir humanité bi Afrique Sénégal ak moom ci jëmmi boppam ci ñaar fukki at ak ñett ya nga xamante ne nii mi ngi ko milité rek ci parti bi fédération nag PDS bu Ziguinchor bu mu doon diriger tamit daal dinañ cay réagir daal di duut baaraamu tuuma Toussaint Manga moomee ci ay rek incohérence am ak irrégularité tey nekk xam le ni parti bi dafa souffrir foofee ca Ziguinchor si rek ay loxoom décret bi daal dinañu koy signé njiiti réew mi Macky Sall daal dinay xamle rek bés bi nga xamante ne nii si la ñuy ubbi session bu njëkk ba assemblée nationale bi bu ñu fal bees naka ne noonee député yu 14e législature bi convoqué nañu leen altine fukki fan ak ñaar ci weeru septembre atub 2022 bi la ñu nekk bu fukki waxtu jotee ci suba bu njëkk
coalition Benno Bokk Yaakaar da génne woon na ab communiqué ngir xamle parlementaire yu bees yi ne dinañu leen installé weeru septembre waaye joxe wuñu woon rek benn précision ci li ni mel ci fàttali élection législative yi ñoo ngi ko amaloon fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atub 2022. Ousmane Sonko daal dinay présider lancement officiel lu mouvement bu ñu dippee Maggi et Pastef parti boobee nag ñoo ngi ko jagleel képp ka nga xamante ne nii rek am nga lu ëpp juróom fukki at nekk ci réew mi ak tamit ci diaspora bi yëpp ca boobulee xew-xew nag ki nga xamante ne nii moo di meeru Ziguinchor bi porox ndoolu na ca dal di xam le ni atub 2024 bu neexee yàlla moom moomee rek ñoom ñooy gagné élection présidentielle bi nag ndaxte ak mobilisation yu am doole yu leen gunge ca ba ñuy amal campagne électorale bi amul lenn la ñuy xel ñaar ci réew mi ne daal ci seen loxo lay nekk ngoon ba tànneefu njiitu réew atub 2024 ba mu ca noppee nag la ci dal di yokku ne nag kenn mënu koo teree doon candidat ak ndombal tànk boo mënti am mënu koo te samp ndëndëm moom Ousmane Sonko mën nañoo yokk ay gendarmerie magistrat yi ak rek yeneen waaye nag dara du tee ba moom moomee Ousmane Sonko du samp ndëndëm mu daal di koy xamle. Farba Ngom daal dinay fësal bëgg-bëggam ci ki nga xamante ne nii mooy Adji Raby Sarr buy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort moom moomee nag Farba Ngom ndam mu xamle ci bëgg-bëggam jëmale ci Adji Sarr doon na lu jël réaction yu bëri bés yu mujj yi lee moom nag nee na xale bu jigéen bi lee di Adji Sarr mérité na dégg ajaratu ila daal moom moomee di Farba Ngom bëgg na daal kile di Adji Sarr dem ca diwaanu Makka bërëb bu sell boobee ziyaare ji rek yonent bu tedd bi moom nag Farba Ngom si conférence de presse coalition Benno Bokk Yaakaar ba mu doon animé ànd seeg jëwriñ bi lee di Abdoulaye Seydou Sow la yëkkeeloo yooyu lee kàddu gannaaw loolee responsable politique Matam bi am na baat ya mu jàmm ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko ne soit dafay dénigrer nguur gi wala rek mu dal institution yi waaye daal du mës a wax ci histoire viol ba nga xamante ne nii moom la ñu koy tuumal naka noonu la Farba Ngom di woowee taskatu xabaar yi ngir daal ñuy gën di interpeller Ousmane Sonko ci boobulee mbir di mbirum viol bu ko Adji Sarr di tuumal. Françoise Hélène Gaye daal dinay dikkaat ci ay relation ak ki nga xamante ne nii moo di Adji Sarr muy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort moom moomee nag ca rajo Sunu Afrique la yëkkee rek ay kaddu si li ni mel bu ñu sukkandikoo si moom bu décidé défendre xale bu jigéen bile di Adji Sarr buy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol dafa nekk ne rek daf ko bëgg a won ni am na droit ci dund ak parole dañu ko piétiner mépriser ko di rek lu ñu mësula gis mu xamle ko Françoise Hélène Gaye nee na it dafa rey boppam si mbir mi ngir Adji Sarr dal di retrouver dignitéem ba noppi rek dal di accomplir mission wam ba tax na jot na si moom mu retiré wu ci boobule dossier. ñoo ngi jamono ji si tànkub génne dossier bi wutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci réew mi yóbbu ko rek bitim réew bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar ñu jot ki nga xamante ne nii ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di rek ñu ànd ak Adji Sarr dañoo fas yéene daal gën a ñoŋal bile xeex bile yoon nag mën naa jël yeneen rek proportion si rek wàllum justice waa laas nag daal dinañuy samp laaj ne rek lan moo tax Sitor Ndour ak EPA kile di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci ay sources quand wu Adji Sarr dañoo taxaw temb jamono jile ngir porter plainte Ousmane Sonko ca Bruxelles ndaxte bu ñu sukkandikoo ci suñu source jege ñaaleem yooyee dañoo jàpp ne délai bi nga xamante ne ni moom moo war ngir yoon def liggéeyam weesu na bu yàgg li ni mel nag moo tax ñu décider saisir Bruxelles bu am ay compétences internationales ak lu mënti am nag bu ñu sukkandikoo ci suñu ay sources famille bi dañoo bëgg daal ñu amal boobule procès ngir rendre justice ki nga xamante ne ni moo di Adji Sarr. depuis nag ba mu déclaré candidature am ci sànneefu njiitu réew bu atub 2024 mën nañoo ne la ñu suliwaat li nga xamante ne ni moo koy wutalee Adji Sarr mu koy tuumal wàllum viol naka noonu nag ay partisans wu Adji Sarr dañoo taxaw temb ngir yóbbu mbir mi rek bitim réew ca cour européenne des droits de l'homme si noonu nag la tax ñu samp ab laaj ne ba xam ndax boobu yee initiative ñu jël mën na rek antu ki nga xamante ne ni moo di nag professeur Iba Barry
Sidi Camara di ab juriste daal dinay xam ne dossier boobee duñu ko jël ndaxte appliqué wuñu convention internationale bu ñu dal di signé ci diggante Sénégal ak Belgique ci mbir mi ni mel. Sénégal signé wul convention ak Belgique ngir àtte ay citoyen ci ay mbirum doomu Sénégal. Ousmane Sonko mënuñu ko àtte ca diwaanu Bruxelles mënu la nekk gannaaw nag loolu la leeral ni compétence internationale Bruxelles bu ay soutien wu Adji Sarr évoqué mënuñu koo jëfee fokk amul génocide acte de torture wala barbare rek yi ni mel. ñoom ñoo ñëwee nag comprendre ñu leen ci ay compétence boobu la institution dossier bi duñu ko jël buzz rek la ñuy wut. convention bu suñu réew mi signé ak Belgique jëlul en compte cas yi ni mel mu xamle ko moom moomee di ab juriste. Ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants di Ndeye Saly Diop Dieng daal dinay rek taaj féministe bi lee di Gabrielle Kane ci àndam gannaaw bu ñu jokkalante ay kaddu ñoom ñaar ñooñee di defante wu métti loola. mun nañoo ne jamono jile ci ab communiqué nag la ministre bi xamalee ki lee di madame Gabrielle Kane ne daa wax ci source a ne ba mu demee gisi ko rek ngir sàkku ci moom mu dimbale ko ndaxte moom moo jël Adji Sarr entièrement en charge. Gabrielle Kane nee na ki lee di Ndeye Saly Diop Dieng da ko xamal ni daal bëggula laale lenn ci loolu lee ci boobulee mbir ndaxte dafa am borom kër ami ay doom naka noonu Ndeye Saly ne nag mi ngi leeral ni kaddu yooyee Gabrielle Kane xamle dara amu ca musuñ faa yëkki kaddu yu ni mel wuuteeg loolu kay ngir jëwriñ ba mu doon war a aar ak yëleefu soxna yi dafay accessible ngir déglu ba noppi jël en charge ñëpp ci bu mënee nekk préoccupation ngu jigéen yëpp bu mënee nekk da si taxaw rax si dolli ci dundam mësula daw ay responsabilité am laata muy féddaliwaat soutien wama ci Adji Sarr mu ne bénéficier woon na tamit protection ngir kaaraangeem ci menace ya nga xamante ne nii mi ngi koy jot la ca des nag nee na yoon moo koy wëyal. ba tey ci xibaar bi ni mel gannaaw ba Ndeye Saly Diop Dieng génnee dal di koy tàcc ci àndam moom Gabrielle Kane tàrrewul benn yoon ci dal di koy tontuwaat moom it si noonu nag la dal di yëkkiwaatee ay kaddu dal di xamal kile rek di Ndeye Saly Diop Dieng ne la mu wax dindiwu ca virgule ne Ndeye Saly moo ko wax lépp la mu wax te nag ki nga xamante ne ni moo di madame Deme directrice am mu ko woo ci ndigalam bés yi ñu génn xam na lu muy wax bu baax waxul dëgg madame le ministre si kaawu Adji Sarr ak si Sitor Ndour bi yëpp ba xam ndax da nga tiit jamono jile moo tax nga jox 200 milliards yu xale bi war ngeen rus si ni ngeen di doxalee jigéen ñi ni ngeen di doxalee ak jigéen ñi mu tontu ko Ndeye Saly moom Gabrielle Kane te naan ko ab ministre wàllu la wax lu dul dëgg ngir nag li nga xamante ne nii daal dina ko koy laaj ci instabilité am si lu ñeel wàllum politique ci émission ngam ba muy amal ca diwaanu 7TV Mamadou Goumbala dafa dal di rek déraper carrément ci kaddu ya nga xamante ne nii daal dina koy yëkki daal dina ki lee di Maïmouna Ndour Faye na justifié wu ci ñetti borom këram yi di tontu ba nga xamante ne ni neexul patron 7TV bi tax mu ne sax dafay dem daal di porter plainte ngir diffamation Mamadou Goumbala dama ne yow am nga ñetti borom kër def naa samay investigation di loo xamante ne ni dara amu ca mu xamle ko moom Maïmouna Ndour Faye taskatu xabaar bi nee na sax ci njeextalu émission bi Goumbala daal dina koy xamal ni da ko wax li ni mel ngir défendre boppam di lu ñaaw lool bu ñu sukkandikoo ci moom taskatu xabaar bu ne rek Goumbala def na ñeenti at ba mu koy rek saraxu ngir mu dalal ko ci émission boobee waaye nag dem na sax ba mere ko ca te wax na ko ci kanamu ay seede amoon na dëgg si ignoré sàkkutee fam yu bëri yooyee daan da ko jox cër lool waaye nag nee na Goumbala wone na ni daal mérité wul saw cëram boobee mu ko jox mu daal di koy regretté moom Maïmouna Ndour Faye tey digga ni dina jëflanteeg homme politique bi ci kaddu ya nga xamante ne ni amul yu mu gàcc ci ndoddam ak wàllum diffamation fa mbaxane doone benn. ma addu ci li nga xamante ne ni Serigne Mansour Cissé daal dina koy xamle ci kile di Pape Djibril Fall ak rek la nga xamante ne ni daal dina koy wax moom moomee nag nee na kile di Pape Djibril Fall section de recherche daal dinañu koy convoqué ngir rek ay mbir ya nga xamante ne ni daal dinañu ko nekk di ko cay napp ngir daal mu dal di moytandeku naka noonu sax file ci Seneweb la Serigne rek Cissé moomee dal di yëkkee yenn rek kaddu yu mu ne daal loolee la Pape Djibril Fall jot a wax ak ñi nga xamante ne nii ñoo di waa section de recherche yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko doon napp ba tax na daal na def attention boobulee xibaar nag ba mu génnee kii la di Pape Djibril Fall tardewul benn yoon ci daal di cay réagir daal di nay weddi nag li nga xamante ne nii
Serigne Mansour Cissé daal dina koy xamle file ci Seneweb ci mbirum convocation wam bi ca section de recherche Pape Djibril nee na dara amu ca rax si dolli dina ko servir citation directe. People bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot gannaaw bu ñu tàggoowee lu mot ñetti yoon couplement boo di Mia ak Abdou Nofees daal dina ñuy tàggale ko waat ci fàttali bu yàggul dara ci weeru mars bi nga xamante ne moom la ñu weesu couple bi jote woon nañu ba rek bonne volonté ya ñoo ca dox tànkub jàmm ba rataxalaat diggante ba dal di leen di delloo bu ñu sukkandikoo nag ci ay xibaar yu bàyyeeko kawtef.com couple ba xaajaloo waat nañu rek jamono jile lu gannaaw ba ñu tàggoowee lu mot ñetti yoon waaye nag saa su ne nañ waajur yi ñoo leen doon delloo waaye bile yoon nag moom seen xaajaloo lu am la ndaxte Mia jógee ko na kër ga muy sëy di kër Abdou Nofees dem rek fekk ji ki nga xamante ne ni moo di magam bu góor. Benn partisan daal di ne dal kile di Soumboulou Bathily dal yu métti lool ngir rek kàddu ya mu yëkki jëmale ci njiiti réew mi Macky Sall di rek sàkku mu gersu askanam ngir rek mbirum soble sa nga xamante ne ni njëg wi nañu ko yokkee jéggi na dayo lool gannaaw na ba mu ca génnee addu moom Soumboulou mel na ni rek dañu ko guuxaloon di ko xaar naka noonu la ko benn partisan dalee dal yu métti ne ko daal na noppi si rek réew mi amul droit wax fi ndaxte juróom-ñaari maamam Mali la ñu dëkk te it bu amee la muy wax na jéem na mu fàtte ki la di Mbaye Niang te rek sëyam boobee sëyal ki la di Abdoulaye Diop Khass te rek bay la nga xamante ne ni mooy la muy wax rek Macky Sall nga xamante ne ni àndu ceeg yar àndu ceeg teggina naka noonu ne la ko yëkkee la ko neex moom moomee bu gannaaw nag waa joojee ki la tamit du Koura Macky daal dina ciy génn moom it dal di dal Soumboulou dal yu métti loola ci vidéo boobee rek nga xam ne daal dina koy def si lu ñeel yokkute njëgub soble si. reenu Jolof band bi di Viviane Chidid taxaw na temb ngir ubbi beneen page bu bees si rek wàllum dundam li ni mel moom ci boppam nag moo ko dal di xamle samedi si ab émission ba ñu ko dalaloon célibataire la nekkuma kenn waaye nag mariage moo ma soxal nekkuma fi ngir ay génn yu yàgg responsable la te it dama am ay doom te mariage doonul lu yomb li ni mel Viviane Chidid dal di xamle en direct ca 2S TV. gannaaw ba mu xamle file ci Seneweb ne moom moomee sóorul Wally Seck ci yoonam tey jilee artiste bi lee di Bambaly Seck daal di nay rek wan gannaaw il a zappé Wally Seck dem rejoindre waa Subatel musique di rek label ba nga xamante ne ni mun nañoo ne ay concurrent la ñu ci Faramareen bi lee di Wally Ballago Seck moom nag Bambaly ba mu fa signé contrat ba noppi ngir rek liggéey ak ñoom la daal di rek biral ci page Instagram am photo ba mu ca jël dal di cay ànd ak Jules Teranga directeur Subatel ak ki nga xamante ne ni moo di Boucher Ketchup tey rek rafetlu dalal gu mucc ayib gañu ko dalal ca boobule label naka noonu nag li ni mel réaction yu bëri daal dina cay juddu waaye itam ak rek ñi nga xamante ne nii rek ñoo di ay mbokki Wally yi nga xamante ne ñoo ngi koy rek dal jamono jile di rek li nga xamante ne nii firndeel na ni daal ñàkk déggoo ak i ay problème yu ndaw daal dinay am ci diggante ñi leen di Faramareen ñu géej ko gis lool ci écran gi ki lee di Iran Ndaw dafa tawatoon ba dem sax ca réewum France faju ji bañ biiralee nag boobule xibaar ci tawatam bi sénégalais yëpp amoon njàkkare di koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu dellu siwaat ci écran gi ñaan nag daal dinay nangu ndaxte moom moomee di Iran Ndaw daal dinay dellu siwaat jeexaay nag la ñu waatee waaye sant yàlla naka noonu la xam le ni daal am na tan bu baax a baax laata muy jaajëfal couple présidentiel bi di rek Macky Sall ak soxnaam Marième Faye Sall yu mu ne daal ñoom ñoo ko yóbbu mu tukki ca France ngir faju waaye itam jël frais yi nga xamante ne ni moom moo war yëpp ci fajoom gi. xibaar bu nag Karim moo tàbbi ba si la ñu génn ci ñuy yëngu ci wàllum série ci suñu réew mi la di Sénégal rawatina waa Marodi TV jeune acteur bi lee di Momo ñu gën ko xam ci série Virginie moom moo dal di génn àdduna si rek di xibaar ba nga xamante ne nii bett na ñu bëri lool moom moomee nag drépanocytose la ñu ne la yoroon ba mu ko daanelee nag la ko dal di yóbbu jural njàkkare gu jéggi dayoo ay mbokkam rawatina ñi nga xamante ne ni ñoo di ay xaritam ak i collègue am ba mu nag génne àdduna ca ëllëg sa la ñu ko dal di denc ca dëkk ba mu sokkee ko di Mboro ci teewaayu mbokk yi xarit yi ak jege ñaale yi ñu ngi koy ñaanal mu yeggalee ndawam ca aljana.
ñu jot xibaar ne dafa tàggoo waat ak ki nga xamante ne ni moo di monsieur Bergane mu ko takk si juróomeelu sëyam moom moomee di Nabou Dash bi la yoon xadar dëgg la réagiré bàyyiwul dara mu sedd gannaaw bu mu meree ba futtu naka noonu la xam le ni mësula tàggoo moom moomee ba jamono ji madame Bergane la mooy ñetteelu borom këram mën nañoo joxe xibaar gu amul mën nañoo it rek Willy Pandé naka noonu la ne nag tiit na lool tàggoo moom moomee di madame Bergane ak sëyam bu neex wile borom këram coofe njool ca kaw ni Yékini ñuy raayante di dund mbëggeel gu jéggi dayoo ñu naan ko dafa tàggoo naka noonu la waxee sax rek lu doy waar ne moom moomee sax dafa won lor ba nekk ci juróom-ñetteelu weeram di daanaka daal la nga xamante ne nii doon na lu yéemee ci bopp ñu bëri lool naka noonu ba tey moom Nabou Dash daal dinay xam le ni daal ne borom këram googee de monsieur Bergane milliardaire la jëkkëram daa am xaalis nee na ingénieur d'état civil la en électromécanique am diplôme am atum 1994 ne moom Nabou Dash mu judd atum 1993 ba tax ne dafa judd rek mu am diplôme te moom mooy diplôme jëkkëram naka noonu mu ne nag juróomi simili la may rek ñi nga xamante ne ni ñëw biral photo jëkkëram joojee ngir ñu dindi ko ba mu set ci internet bi dinaan dafa tàggoo ak moom wa ilaa dina dem tribunal porter plainte site internet yu biral xibaar boobee ak photo jëkkëram te yëkki saaga yu ñaaw jëmale ñu si ñu biral li ni mel naan daal nañu yem ci moom waaye jëkkëram yoonam newu ci nañu bàyyi photom yu ñuy biral ci internet bi mun nañoo ne daal li ni mel moo ko gën a nakkari tàggat yaram mu toog ñaari at te organisé wul combat ndax mbas mi structure rek bu Alioune Gueye jiite daal dinay xuusaat ci ëttu lamb gi nag ànd seeg Eric Fabre di promoteur MMA bi nga xamante ne nii ràññee nañu ko lool daal di décroché Tapha Tine ak Bombardier patron Lune production yi fas yéene wala yem foofee ndaxte bëgg na amalit ñetteelu confrontation si diggante Modou Lo ak kile di Lac de Guiers 2 ci projet Alioune Gueye yuy ñëw bokk na si organiser ñetteelu lamb boobee ci diggante Modou Lo ak Lac 2 ci seen ñaari combat ya ñu jot a bëri nag benn bi dañoo dal di tembo beneen bi doomu Parcelles ba am ca ndam si avertissement bu Modou Lo yoree certificat médical buy wane ni apte na pare nañu ngir dal di koy boole Lac 2 mu xamle ko moom Alioune Gueye laata muy xamle sax ni waxtaan nag Eric ngir organiser combat MMA ci diggante kile di Tapha Tine ak Bombardier waaye décidé guñu nag dara idée bu mu am rek la jamono jilee Tapha Tine wax naa mën a def MMA bu dee Bombardier moom jot na ko def ba noppi dañoo bëgg rek ñëw dimbale ndaw yi ñuy ngir ñuy def tàggat yaram boobee di MMA mu xamle ko ba tey moom moomee di rek promoteur bi lee di Alioune Gueye mu ngoog lii lañ leen indiloon tey si lu ñeel Total Buzz comme nuñ ko baaxoo di defee samedi bu yàlla sàkk jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi safoo bi kóolute gi jaajëfal Modou Diop moo fare woon tey ci côté régie bi dig leen daje ba samedi prochain am leen week-end jàmm ak salaam